Alors, comment tu vas? Ça va, je vais bien et toi? Ah, ça se voit, man, ça va. Ça, je me liggéey de. Da ngay naan fonde léegi di ma bàyyi xool ni nga tooyee. Bàyyi tooñ. waa kay ci biir baax na. muy man ngay bàyyi loolu la def namoon naa la nag. Bilay maa la raw. nga def show nii. yow da ngaa jongo ma sax fan yii de. bu ma catu. bu ma catu de macha allah. dama laa mën a catu. waaw dama lay wax rek. da ngaa jongo woon ni. Merci beaucoup. En plus sa chambre à coucher bi c'est très joli. waaw tu vois de j'aime bien. Merci. Sinon naka fii. Problème sur problème. Xuloo sur xuloo, tension sur tension. waaye nag man ma xamal la benn affaire je ne me laisse pas faire de man du ma bàyyi weer ci benn fan. Sadia bu dem rek beneen ñëw. ku la bàyyi. fii kër gu mag la. umaaye boo ñàkkee fayda tuuti ñu jaar sa kaw. boo xefee këmaa ngay dem. waaw loolu tamit de dëgg la. baax na. ana góor gi. ñu ngi fi. ay sourire laay gis nii de. ñu ngi fi. Comment ça se passe avec? Comme d'habitude, hein. Je n'arrive toujours pas à le supporter, mais Fanny Dal, il est plus tolérant avec moi. Wow, ça va. Tolérant? Qu'est-ce que bah oui. Lol, qu'est-ce que tu veux? Sadia, comme li am na ba pare. Doo jéem nga bëgg góor gi rek. Gis nga Oumaya man du ma tricher te xam nga ma. Gis nga su ma amoon benn sentiment pour moom du ma hésiter pour wan ko ko. Mais sama xol moo nanguwul. Je te le jure sama xol daal moo bañ rek. Loolu tamit dëgg la waaye ba da ngay xalaat Mamour. Mamour yow Mamour su ma ko naroon xalaat dinaa rayanteeg sama ngor ba duma ko xalaat xam nga lu tax il m'a abandonné comme un lâche. Gis nga situation bi muy metti moom rek moo waroon ñëw jeexal lépp indil ma benn solution mais dafa daw kon tey man su ma toogee sax di ko xalaat loolu du sama cër sama xel sax nekkul ci moom lu dul li nga ko tuddaat nii du ma toog ba xalaat ko Mamour kay merci ça va. Oui je vois waaye daal xam nga lu ma lay conseillé góor gi nga jox ko chance te moom sax dafa neex a bëgg en plus coofe na ba pare am cas nag teg si na saa ci wax na benn affaire ak a jonge non dafa jonge yow bëggoo jàmbur ba pare di def ay jongeem gis nga buñ toogee ci néeg bi ba mu mën a def ay affaire du jongeem ak affaire yooyu duma ko xool dama koy jiifi tellement mais nag dama koy catal yaa ngi dégg parce que tellement dama koy fan de décourager. waaw ba mu ñëw ba mu sotti fii toj na di non en tout cas daal góor gi da nga kaa war a jox chance xam naa ne boo ko mayee chance tamit di nga dund loo xam ne mooy loolu ba ko dafa neex a bëgg waaye sa yiwaay nekkal nit de nga sëy bi. Je vais y penser. Assez parler de moi comme d'habitude man rek yow nag comment tu vas ak Salif. Salif de mu ngi fi di gën a baax rek. En plus tu es éblouissante quand tu parles de lui. waaw xanaa gisoo li mu mel. billaay. Salif daal nekkee fi di ma toppatoo. macha allah di mu bégal. lépp lu góor daal war a defal jigéen bu ma koy defal. et toujours nag loolu moo nekk point fort am. sama problème mooy. nan laa mën a toogee 6 ans yëpp te nekkuma ak Salif. parce que dof nga. yow wéroo da ngaa dof man may ànd ak yow xam naa ne da ngaa dof waaye dama la koy nëbb. yow wéroo xas da ngaa dof di dof nga de. mais ànd ak yow nii rek mais yow da ngaa dof. en tout cas il est tellement parfait ce gars. ndeysaan xool ko. je l'aime tellement. je suis tellement contente pour vous deux. ñaanal ko cat bañ ko. incha allahu rabbi. gis nga sama xol bi jàmm rek mooy jóge ci man di jëm ci yéen te chaque jour damay toog di ko ñaan yàlla cat bañ leen a dugg seen projet mariage sotti nga nekk madame Diaw di def sa daaguwaale bu baax. incha allah rabbi. si dama kontaan. wala na man maa la gën a tontaan. dama nama sa câlin doo ma câlin tuuti. xanaa moo jëkkër. dangaa bokk ak moom yow lu tax nga seytaane kaay. yow. nawoon naa la trop nag. sérieusement maa la ram. waaw doo fi ñëw nga toggal ma benn jour. pour la. waaw mën na ma sa togg boobu noonu. tu es mariée. ba ci lan waroo maa toggal. ak sa ñaari mère yi nekk fii. kon nañ ciy def xorom de. da nga togg rek ñu def si xorom. surtout Dieyna ba. waxal nànk de noppi yaa ko faral. sa xew du yomb. xew bu rëy lañ koy def bâche gauche bâche droite koñ ba koñ but ba but. vendredi samedi dimanche li xale yi naan VSD moom lañ koy def vendredi ñu def suñu réception bu baax samedi ñu def réception bu toog
dimanche mariage traditionnel rëddal la fii defal la capp indo waaw waaw. dama sama loos fi dama kontaan. waaye yéen kii bëggul xew. yow da ngaa mës a xam ne depuis xale maa ngi wàcc sa xew maa organisé maa ngi wàcc sa xew te Sénégal ñëpp sa xew la ñuy wàcc. ah bon xamoo loolu. xaw ma ko woon. xamal naa la ko tey yow wala géej gi di riir déglu ma nag je suis fière de toi xam nga lu tax danga nekk xale bu réglé xale bu diñ ku am jom toog sa peggu ndey ba Salif góor bu baax fekk la fa toppoo ci benn ginnaaw góor di daw te Salif takkul xale bu manqué xale bu mat sëkk la takk. gis nga xale bu manqué yooyu malheureusement nag ñoom la Salif di wër keneen ku mu fi gëm noonu dalay takk ndax na la. gis nga Manta damaa foog ni dangaa juum yaa ngi nax sa bopp nekkoo ci film mexicain damaa bëgg nga wàccaat sur terre yaa ngi ci réalité bi te réalité bi lenn kese la Salif sama doomu ndey lay takk ummaaye madame Diaw incha allah loolu mënoo ci dara nangul dogal rek. parce que pour yéen seen ay manigance ak seen ay plan yëpp ne nii réussir na ndax ngeen seen bopp liggéey ngeen xale bi ba xamatul gauche la war a xool wala droite gisatul déggatul yoon nag puce dama laa yërëm tu te vois déjà en madame Diaw avec la robe et tout ce qui va avec jànk yeewul da ngay gént yow Salif mus yow xanaa Salif tey la lay xool yow ku wayee di ku mel ni yow lu mu lay doyee Salif da picc la am pour yow yërëm la ñu ne nii mu dugal la école ngay jàng dina ko fayal ndeysaan yërmande boobu doom mu utal la liggéey ngay liggéey loolu yëpp nga foog ne bëggee la yaa ngi nax sa bopp nga topp ko nag nañ génn dama laa bëgg mu sarax la di génn ak yow pour yow di nga romb foofu gis nga si génn boobu fa ngay yem yeewul de gis nga Manta. oui ma xoolal may ma ko. gis nga yow Manta dama lay waxal lu tuuti lu bariwul. gis nga fi Sénégal fii xam nañ lan mooy dëgg ak lan mooy ay fen xam nañ kan moo topp ci ginnaaw kenn ak ku toppul ci ginnaaw kenn Salif yaa topp ci ginnaawam kii nag dafa mat li mu doon xam boppam toog place am Salif di ko topp ay weer mu bañ ne du ko may chance am kañ la nangu yàggul de parce que dafa dem ba xam ne li mu ko bëgg mu dafa nekk amul réel triché wu ci te li mu ko toppee du dara lu dul mbëggeel toppee ko leneen amul intérêt ci Salif yow yaa topp Salif di ko saraxu mel ni ku mag waaw ba tey mais damaa bëgg rek nga delloo sa xel instant yi tu es toute seule tu n'as plus personne auprès de toi. yow li ngay wax yëpp ay fenn gase la bu nee nga yaa solal seytaane bu avocat sa fen yi naa bëgg nga wàcce ko ci man. may ma ay fen la wala du ay fen au moins man maa ngi toog sama kër di sëy mais yow damaa bëgg nga delloo si sa xel Manta tu n'es devenu que l'ombre de toi-même tu n'as plus personne à tes côtés an say xarit an say àndandoo kan nga fi dese changer lan moo tax nga jékki-jékki jël beneen personnage bu bokkut ak ki nga meloon bëgg a créer sa bopp ay noonu Manta delloo si sa xel ak su ma dul changer loolu du yow yaa ma koy wax est-ce que yaa ngi may dégg yow nag leen dinaa la ko xamal bu fekkee da nga xalaat da ngay ñëw fi jël Salif yóbbu yaa ngi nax sa bopp Salif il m'appartient sama Salif la te loolu su ma la ko waxee war ngeen ma gëm. mais da ko tabax Salif. xoolal yaa tooñ nag wala ko problème. xoolal yow sa bëtu tapet yi balaa may dee ngay raf di lox nii yow loolu la mel ni naankatu café looy lox man daal li ma la wax par force sëy bi day am par force waaw. waaw kay léegi man maa doon ñëw sa kër léegi. dootoo ñëw sama kër. xanaa man xaw ma fi nga dëkk. waaw ba yeboo. para pour ou par bee. sëy bi day am par force sëy bi day am. comment tu vas. ça va bien yaa ngi si jàmm. lan nga fiy def Oumaya xanaa démb ñëwuma fa. léegi man dama fay war a ñëw. ah ok justement sa ñëw démb bi moo tax ma ñëw fi. lan la. hier t'étais vraiment bizarre. je sens que ne daa am loo may nëbb daal. li ma leen nëbb ci lan. ba pare nga may poser ay questions rek. lan la. léegi yow aw ma droit laaj la comment tu vas sa diggante ak Salif est-ce que tout va bien si tu n'es pas malade bul fàtte futur marié nga ginnaaw suba paa yi dañuy ñëw waxtaan si donc c'est normal que je m'inquiète. xam nga la laal bëgg xam Sadia man ma sa morom dégg nga ngay dof lu nii je te connais assez bien pour xam ne am na loo may nëbb te nga wax yow lay xaar. Manta moo la commencé sëriñtu yaag Salif pour seen mariage bi bañ a am le prix à payer nag mooy nga dee dof wala nga génn dëkk bi c'est ça.
léegi da ngay reetaan. sama yaay booy. qu'est-ce qu'il y a de drôle waaw léegi bu ma reetaanoo damay jooy. ah fii qu'est-ce qu'il y a de drôle ngay rey. kon yow looloo tax ndémb ngay yappar yi mel ni dof ñëw sama kër di ma pose ay questions rek. Oumaya c'est du sérieux ci kaw laa ko fekk. muy sangu xam nga kooku kon jaral na ko. takku nag ba mel ni Gris Bordeaux buy waaj a wër a ji. yaa may dégg c'est du sérieux di wax na dee wala mu dof génn dëkk bi Salif na ma topp comme xale xawma lan ak lan loolu c'est trop Oumaya. et après ngay wax. man loolu daf maa yëngal man. day def lu ñu la wax nga jël ko à la légère. gis nga Sadio fii lu dul yàlla neen la waaw te liggéey bu fi sotti yàllaa ko sotti. waaw loolu moom dëgg la waaye bul fàtte li ñuy wax dëkk bi jamono ji boo bëriwul ñu bëri daanu sa kaw bul fàtte loolu de te nag man xam naa ne yooyu yëpp gëmoo ko yëngulu la man je te connais très bien sa yaay moom waxuma ay waxam ku dem naan ko wutal lu aar sa doom du la sax lijjanti parce que gëmul yooyu moom tamit man nag tàgguma la woo naa taa sa fi envoyé naa ko 50 000 ne ko wutal ma ay muslaay pour Oumaya pour mu protéger wu ci sorcières yi. 50 000 livres 50 000 pour lan. pour ay ñaan te dama koo xeeb. oui Sadio mi dafay bëgg a dof wala lan 50 000 fukki junni nga jël def ko ci ay xasaw doo ne ma xanaa loolu du dëkk Sadio 50 000 yooyu nga war a woo faa nu mu tuddati faa delis mu defaral ñu ay crêpes yu ne mu ak plateau salé. yow xaaral nga jël ko di ko def ci dal. yow nee nga daal yow tout le temps yow tu prends tout à la légère. man Oumaya daf maa yëngal. ah waa baax na. gis nga Sadio chaque jour ma ne la lu dul yàlla neen la maanta nag bu fekkee ne daa jël léppam wépp ko ci sëriñ daa fekk ne foofu la xelam toll nga bàyyi ko ay sëriñam ma xamal la leen nag man chaque jour je me réveille vers 3 heures du matin du julli wér di ñaan yàlla may defal ma jàmm ak bépp jullit ak sama sëy bii may dugg ci yàlla may ma ci nam donc t'as pas à t'inquiéter. ah damaa tiit man mi doolu damaa jaaxal di fii sa kanam gii nag dara dalu ma maa ngi nii sant yàlla nañ bàyyi lépp ci loxo yàlla. kaay fii sama ñëwul waay jàpp ci rek madame Lam waay. tellement si waaw moo tax rek may tiit. bàyyi loolu wuy ma kaa yu nekk ci biir kër gi. laal nga point bu sensible. fii de comme film mexicain. laay booy wër Morgan Rambo Jackie Chan Anaconda sax fii lañ ko joué man damaa jaaxle non caaxaanuma de xaaral wax nànk sax nag ndax noppi daa forox man damaa tiit ci kër gi li fi am yépp imagine Dieynaba ba lu mu def. seen sorcière nationale. moom la. daa am fit nag de. Bachir Diop men la yónni ci kër gi imagine pourquoi juste rek mu passé wu comme sama soi-disant copain fiirloo góor gi sama say yëngu. Dieynaba fan la xamee Bachir fu mu ko loqatee. moo ma jaaxal. Bachir sa voisin boobu noonu. men yaa ko laal kooku la effectivement Bachir men te xam nga lan moo ci gën a neex ak lu ci gën a garaaw man gën maa jaaxal Bachir fii la ñoom ne aram moo ko yónni aram mu noppi mi moo ko yónni waaye nag sant yàlla ba ma xamee ni aram du ci leen man daal maa lijjanti def samay investigation te du xam nga ma comme toujours lu ma bëgg a xam moom damay dal ànd ceeg tey ba keroog ma koy xam lépp am sama enregistrement comme preuve Dieynaba Bachir seen discussion ku wax delloo sa morom affaire bi leer nañu. Dieynaba mi est-ce que nit la. man sax damaa tiit te nag y a un problème xam nga moom ma jaaxal. yow daal maa ñëw ci kër gi ak samay preuve nag à la main yaa ngi dégg aram na ma du ci dem. pour la dencal preuve yëpp bu ko góor gi yëpp parce que Dieynaba daf ko menacé ne ko li ma la xamal su ma ko waxee preuve yi bu mu génn ñoom daal ñu indi fi seen manigance man j'avais rien compris aram ne ma ngir yàlla teel preuve bi bu ko góor gi yëpp yaa ngi imaginer loolu apparemment elle cache un lourd secret lu kenn xamul nag. menacé lan ma Dieynaba mii nii lañ koy bàyyee. Dieynaba daal foofu rek la ko téye boo defee lii ma wax lii boo defee lii ma wax lii aram nag di pat amul jàmm man dama ko sax yërëm. man damaa bëgg a jommi wala lan. billaay man aram rek laa yërëm dans l'histoire. musuma gis aw bu pertee nii. merci. mais bon yal na ko yàlla suturaal rek aram yàlla baax na nañ bàyyi lépp ci loxoom rek. assez parlé de moi comme d'habitude chaque jour yow la ñuy mujjee waaye dootu ci dal
nañu wax ci préparation xew bi nu muy demee ñu lal suñuy bassin def suñuy tente man daal yàqamti naa jarul nga may ree caaxaanuma de yow soo bëgg xew bi foog jëlee ci yow man yow rek laa am de yow laay muur yow laay yóbbu am ma rek xew ma mag moo taxit damay wàcc sa xew justement sax dañuy wax ci xew bi ba pare soo ko wax ci décoration appartement sérieux Salif daa xam nga lu mu def carte blanche la ma tegal ne ma tàllal maanaam loo deful baaxul man sax dama ko bëgg maa ko gën a bëgg ci Mame Diarra de ko gis nga fii yëpp moo fi jaar mu defal la décoration yu baax yaa ngi may dégg jaaraale ca soxna décoration juste pour les cuuraay ak les vaisselles xam nga man caaxaanuma temps yi damaa am doole su ma jógee foofu dama laaj fan laa jëmaat fuñ jëm nen di kër galas waaye temps yi xooloo ma samay dégagement yu sew ma wiiri waale dem ko kaam ci ndanaa bëte ba capp endo la ndeke man yow laay wër man maa jël xew mi à mai à charge ba xaman dama laa bëgg maa nga xaw foofa toj ay ummaale sa biir nekku say ba xale bi war a jàngal def sur le plat rek nga mën nag loolu rek nga ma tiital ay di nga omelette saali ba muy miir dañ la jàngal togg toggaat xale bi la du togg entrez mais doo toog ba pare toog naa de loo bëgg koo xulóote xuloo ma kenn léegi lan la lan moo xew consommé nañ suñ mariage démb ci guddi mu ne waaw je te jure léegi yow looy def nii damaa kontaan danga kontaan maa ngi kontaan waaye man bu nee ma Oumayata Diop waxal lu may wax maa ngi gën a kontaan kaa na ci wér topp ak njaboot gu barke amiin kontaan naa de kaay merci xale maa gën a yow rek leen baax na waaw oui ma comment ça a été ça s'est bien passé c'était merveilleux mais je me sens un peu bizarre mais ça va quand même bizarre bu demee nan ngaa soof nag yow parce que à un moment donné je suis confuse dama xam ne instant bi li may ressentir ba xam amour la wala nobel wala dama min tu vois mbëggeel la di yow loolu sañ nga koo laaj ba nga ko nobee moo yàgg yaaroon bañatu nii rek mais xam naa danga kaa nob woon naa la ko je t'avais dit non góor gi neexut a bañ en tout cas Oumaya gis nga démb bañeel bi ma doon ressentir ci moom ak haine bi lépp transformé wu nekk tendresse comprendre nga xaw ma ban position laay taxawee mais loolu lépp dafa transformé wu changé carrément. nga war a mën a fàtte loolu Sadia fàtte lépp nga dund sa amour yaa ngi nii jongo ma macha allah xool sa bët yi ni muy briller. loolu nga gis. loolu laa gis kay su ko defee ñu commencé def yu saf di fëlaale. macha xoolal bu subaa nag dañuy ànd ci Inaya boutique ak fa soxna Déco waaw soxna Déco la ànd foofu jënd suñuy nu mu tuddati suñuy jali. yow booy géeral da ngay géeral ko toll doole man je sais que su ma entraîné moom ba dëgër maa koy man yow góor gi nga xam ne xol bee oyof paa la nga jël loolu yëpp indi ko sama néeg bi góor gi crise cardiaque ñu ne ñetteel baa ko rey. waaw yow yaa ko def taa yow yaa jàpp ne yaa ko mën góor gi naanaan la de. naanaanu la. boo ko xoolee xam ne xoolu benn xale. sama jëkkër ngay waxal doo ko respect. ba ci yow xanaa gisoo mère Diène ba ni mu ko toppee da koo bàyyi. waaw en tout cas daal Inaya boutique dinañ fa dem liñ doon jàng ci chronique yeeg ci groupe de famille. nañ ko appliquer guerre bi commencé combat day mat. léegi nga dépasse fii sama jëkkër ma dóor la fi nag jàppal ci lii. 1 million. 1 million lan. góor gi moom ko njëgën naa yor buñ pare. ay yow mii di du ma ko laal. lu tax. yii du ma ko laal. 1 million nga laal lii de. ay yow kontaan naa de. góor gi daal saa bu xëy di seddal sama xol bi nii waaye lii da nga koo mérito nag doom day sama copine taxawaalu woo de doxoo ba say tànk furish pied laaroo defoo ko dangaa toog sa wetu ndey boo laalul woon lii ma xaaj. xool ko kan nga nekk géwël. say bàjjan newuñu fi de. léegi yaay sama bàjjan tey. man may nekk sa géwël bi. doxalal. jaw farama jaw xool. waaw. taw njëkk juddu njëkk baax neewoo kenn bonan.
maa la wax lii dox nànk wax nànk noo génn guddi noo taxawaalo jàngi wàcc ñëw toog sa wetu yaay ma baaxal samay 1 million jëlal yaay borom. jàppal téye. man lii man dama kontaan mu ne nii. jëlal lépp yaay borom. Sadia mii nit la. ça va ci la doo jël 1 million yi complété ko sa dépense pour sa mariage lépp fàtt kenn bañ ñu xamal dara. teel li tàmm nga buñ ne cere gi neex na rek nga ne tànk laa ko bombee bu fekkee yow dangaa dof dina leer xam nga yow danga may xasee dof waaye yow yaa dof bi nekk yow lii doo woo sa bàjjan yow xanaa comme ko amul ay bàjjan woo sa bàjjan woo taal sa fi woo sa yaay jox leen ko seen xol sedd ñoom ñu xam li ñu koy defee ah te dégg naa nag dañ ngaa dégganteeg sa yaay Sadia nekkal nit yaay la ak lu mu mënti nekk sa yaay la doon sax laay waxati yaa ngi dégg dafoo jinne jàpp la baax na mais nag yow tamit su ma la joxee lii du dara. kii da ngay dégg non écoute-moi sa yaay doo ko bàyyi nag mu def frais yëpp jël lépp. comme yow day doy damay wax fi mu génn fi maa ngi ñëw. waaw foo jëm mu gunge la. taxawal da ngaa mën dox. lu tax ba mënumaa dox. yow loo foog. gone gi nee na day dox yow. man tamit loo tey góor gi waaye man tam bu ma xeeb. Sadia xaaral doo démb. léegi lu sa yoon. Sadia. waaw Manta. ça va bien. Oumaya. ça va bien. dañ fi ñëwoon. man de la seet si woon waaye gis nga comme d'habitude mi ngi nii di dem. Déjà. mais mën naa la gis 2 minutes ma am lu ma la wax. ok bàyyi ma bàyyi la ngeen waxtaan. non garaaw toogal. ah bon. Bon, Oumaya, je tenais juste à te demander pardon ci li fi jot a xew yëpp ak li ma la jot a def yëpp lu nga yëg ak lu nga yëgul vraiment parce que def naa loo xamante du man te waruma ko woon def maa ngi ci jéggalu bu baax sax. Manta loolu tamit jarul jéggalu te nag sax man dama laa jàppoon dara xam naa ne xelu xale moo la jàppoon rek je te pardonne. mën nañ bañ wax xelu xale sax mën naa ne seytaane moo duggoon sama xel bi may def loo xamante man xam naa ni loolu du man moo tax daal maa ngi ci jéggalu bu baax juste te dire que je te souhaite tout le bonheur du monde yow ak sa Salif yàlla defal leen sëy bu barkeel sëy bu ñu takkee ci aras vraiment ndax mérité daal d'être heureux maa ngi jéggalu bu baax. amin allahumma amin yow tamit yàlla boole la ku baax incha allahu rabbi. bon merci bon c'est tout ce que je tenais à vous dire de. merci beaucoup. ok c'est moi qui vous remercie. Sadia maa ngi ci biir. d'accord. lu xew ba jàmm. gis nga nag ma xamal la benn affaire. Manta nit ku baax la. te mosul changé sax ni mu meloon ba tey la mel noonu la mel juste daa am lu ndaw lu dolleeku ci àddunaam loolu moo taxoon mu doon doxalee noonu. daa am lu ma yëngu Sadia de mu mettre à jour. yow tax nga ñeme kaa jugal dem attends wuyu ma soo ko mënee jéggal nag jéggal ko ci xol bu sedd ko. man dama koy jàppal dara. je sais. man kaa yi may rëcc rek laa am xaral. waa suba dinañ dem non. lu ñu fi. excuse-moi bàyyi. yow ko nekkoon heure bi. yow de benn dame laa dajal ci mbedd bi elle était tellement souffrante léegi nag j'étais obligée ma assister ko ba mu tane. Sadia yow ñëw ñi de nga toog fii duñu xaar lool combien de. xanaa déggoo dafa feebaroon yow tamit dangaa mer nii. déedéet meruma de. waa ana Salif xanaa waroo leen woon ànd. Salif moom mooy yore liggéeyam boobu toog fii di la xaar. Salif waruma xaar Salif ni ma ko nammee dafa dem. jàppal ne moo la raw dégg nga. loolu yëpp say manigance la. allo papa ça va. alhamdulilah Diop maa ngi si jàmm bu baax. sant yàlla bu baax.
kañ suba d'accord inshallah. kan la sa papa lu mu wax nee na suba naa fa jaar vers 17h. alhamdulilah yow looy alhamdulilah ne. ah jàpp nañ date bi de c'est-à-dire yow ëppal nga de yow sa papa waxuma dara. yow sa papa instant bii nii guddi yu ñu toll la lay doyee lu dul date da lay woon ne la xam naa kaay ma jëndal la kol date bi rek sëriñ bi lañ doon xaar sëriñ bi jàpp na date bi jeex na tàkk te nag keneen ku jàpp date sa date valable datu sëriñ bi moo valable date bi suñu date la voilà cey ay bu bis baax Salif je t'aime rek leen nga yuuxu nii ci salon ci restaurant lañ nekk. yow loo may wàññi dangaa war a nekk nit. xew mi nag fii laa la koy waxee dooñu ko teree xew soxor nga bon nga ci sa bopp dinaa xew dinaa def lu ma saf te nag san nga ñu dem ba ci jour bi may taasu ngay taf sama gémmiñ damay taasu tafaguma sa gémmiñ nax rek la woo lu dangaa réew. dinaa taasu jugal ñu dem. nga jënd ma lu ma naan bu fekkee man doo jàllale jugal ñu dem. jugal li tax yow sa àdduna yëpp tension la toogal dégg xaar ma gaawee ma jàpp nañ date bi sa sëriñu papa bi lu mu décidé ah yow dangaa bëri tiitar nag de yow bu ñuy wax ak yow rek ngay kii lan la dangaa joteeg Salif koo jotee lan la sam papa nee na maag Salif mënuñu sëy ndax suñu raxawaan yi ànd. yow looy wax nii yow lan mooy loolu sëriñ bi listixaar na ko nee na maag Salif bu ñu sëyee malheur. allahu akbar waa ummaa yi loolu nu mu mën a nekkee man xaw ma sax lu may wax Saria man ni mu la bettee noonu la ma bettee sama papa ba mu may woo damaa jàppoon ne dafa may wax tel jour laa lay maye waaye mu ñëw mu ne ma yàgg Salif seen raxwaan yi ànduñu mënoo leen sëy. waaw Saria bàyyi sa jooy yi s'il te plaît yow tamit bàyyi sa jooy yi xaw ma sax lan laa war a wax man wala def. noppil massa umaaya waaw wuy ma yow tamit Saria man fu ma jëm fan laaj. bismillah s'il te plaît bàyyi sa jooy yi sa bopp yaa ngi nii di jooy bay sa kër defal ni balaa ngay gaañ sa bopp yow tam am naa na ndox bi am massa dalal xoolal wuy ma fii doo def dara lu dul waxtaan ak Salif nga wax ko dëgg xoolal danga koy wax rek ne ko sa papa xool na affaire yi te seen rawaani àndul nga wax ko dëgg bi yëpp Salif bul bàyyi dara. nga foog ne Salif dina ma comprendre. non yow Salif mi ma xam il est ouvert d'esprit intellectuel la ba pare dafa dal Salif dina la comprendre. Sadia damaa jàpp yow xam sama papa lu lii da koo gëm lu ko sëriñam wax lay def. Sadia man su ma sëyul ak Salif fu ma jëm. xam naa sa papa Sadia Salif rek laa bëgg. je sais war naa bàyyi ba dernier moment nit ñi préparé wu def lépp di waajal xew mi mu naan ay rawaan ànd naag àndul est-ce que c'est le bon moment tamit sa papa moom li muy def du yoon de kenn du def yi waay xola waa massa wuy ma man yàqu naa. déedéet xola
gis nga yàgg Salif vous avez traversé des moments durs ah combat bi fii dafa métti woon de ngeen xeex ba egsi fii donc sëy bi moom day am mais loolu yëpp loo gis waxtaan la ak solution kaay mosoo gis problème bu amul solution mosoo koo gis problème boo gis buñ dalee rek waxtaan te nous sommes 3 ba waxtaanee ak Salif man maa ngi nii man ak yow Salif ñu xeex ñu trouver solution man sa xaw ma mais dalal Oumaya xoolal avec moi tu peux pleurer mën nga def lu la neex mais n'empêche man dinaa la comprendre dinaa la déglu duma la mës a bàyyi ginnaaw incha allah di nga am lu la neex waa bàyyi sa jooy yi d'accord. Ma chérie, ça va? Ça va, tu vas bien? Cool. Ça va? Ça va. Ah man kat dama laa woo ba sonn sa téléphone bi sonné. Sûrement daa nekkoon silencieux xam naa loolu la. du son silencieux laa ko defoon. Ah baax na kon. Mais comment vas-tu? Ça va maa ngi si jàmm. Ça va? Ça va pas moom mais bon. On gère. Tu sais. noo mujjee ak Salif nag. Salif de waxtaan naa ak moom de waaye nangul woon dégg li ma koy wax pour moom c'est impossible ne am na loo xam ne war na mën a yàq suñu diggante ma ak moom. J'imagine ñëpp la bett man moom daf maa jëlee kaw parce que yow mënoo imaginer dem ba dernier moment war a préparer lépp teg ñu lay wax ay waxu rawaan loolu dafay bett ñëpp man mënuma ko woon sax gëm. mi ngi noonu de mais bon Salif nee na dina dem seen imam koñ laaj ko lu ci dina wax. waaw ça c'est une très bonne idée loolu sax moo gën yéex na ko def gis nga Sénégal moo bari loo xamante ne aada yi dañ ko xaraamal te diine xaraamalu ko dañuy gëm ay culture yoo xamante ne nii diine waxu ci dara ñun nag ñu jël ko gaafal ko aayal ko ba yàq ay àdduna nit war nañ ci jug de. mais Sadia lii du ay affaire aada de lu wér la lu am la. affaire rawaan ci boppam dafa am c'est vrai xam nga xolam dem ci guddi dama toog di def ay recherche te wóor naa tamit 3 personnes yoo xam ne la même chose lañ may wax et en plus gis naa ci ay histoire yoo xam ne même chose la genre ñi ngi nii seen rawaan àndul ñu dëgër bopp sëy mais amuñ ci lu leen neex muy noonu mais bon ñu am malheur xam naa yow kañ nga gëm yi gis nga Oumaya arrête de te comparer aux autres gis nga boo ko defee rek am problème tu vas pas être heureuse ñooñu ngay wax am nañ seen destin kan moo la waxoon diisoo bii nga am chance am ñoom amoon nañ ko peut-être amuñu woon occasion ou solution yow nag yàlla dimbali na la ba ñu ngi toog di ci wax kon solution mën na am gisoo problème bu dul am solution ci kaw suuf xanaa dee yaa ngi may dégg. damaa wóolu sama bopp kay parce que yàlla laa gëm te moom laa jiital te yu bari sax su ma demee ba di waxee nii tey ci yow la jóge yaa ma ko xamal lépp dañ koy teg ci loxo yàlla. tu es sûr que ça va. ça ira man maa la ko wax dinañ am solution pour décourager benn yoon xanaa da nga manqué espoir. damaa ragal rek. jarul tiit nag. ça peut se comprendre mais solution day am. yàlla li gën ci yow rek lay def Oumaya bul fàtte on a traversé des moments plus durs que ça li ñu xeex ba egsi fii moo gën a metti on a commencé par ce divorce parent très tôt nag loolu dafa teeloon sax pour ñun des dépressions par-ci par-là harcèlement scolaire ñu lay intimider parce que tu étais voilée xeex suba xeex ngoon sañuñu ko daan wax kenn ak yeneen yu gën a metti ñu jóge ci loolu yegg si ba fii ñu dal ci sama mariage forcé ak yeneen yuñ mënta wax tey boo tiitee damay jaaxle bul tiit solution dina am dégg nga. je l'espère bien de. merci beaucoup. comme tu l'as toujours fait avec moi yow ma mënuma laa fay dama fi nekk sax di wax te nag tere naa la nga may remercier gis nga li nga ma defal ci àdduna yépp man mënuma la ko fay ngor rek laay demee ak yow mais dama lay bàyyi ak suñu borom te nag bu fekkee liñ dund dëgg la. li nga def ci àdduna ci lu baax lépp dëgg la yàlla na la ko yàlla fay te bu la ko yàlla fayee rek di nga sëy ak Salif man nag duma waaj nag samay sañse ak samay surprise yu ma la waxul
ay soi-disant rawaan yi te bu ko yàqal damay xew commencé ti nga wax naa la de baax na gis reetaanal bàyyi li ngay def bul tiit bu dee rawaan man maa war a jooy Umaaya man ay rawaan laa dëkkal Jeynaba ku gën a nekk rawaan bu bon ku dëkk ak Jeynaba yow da ngay fàtte sax yow que yaa ngi ci planète Terre maa ngi ñibbi dama war du ma jëm dinaa bàyyi Jeynaba waaw dinaa la woo comment tu vas nag ça va bien yaa ngi ko dama doon woo léegi rek gis la boobu maa ngi ci yoon bi dama toog di waaj ma ne waa kii duma ko woo maa ngi nii léegi dama doon woo ku doon laajte faale nga yëngi ah sinon nag sama migraine bi ça va mi ngi tane dal na tuuti mais daf ma sonal Umaaya leer na ma ne da ngaa nëmbu góor gi rek non mu fan ay c'est juste que xam naa li mu dem noonu sans me prévenir voyage bi bett ma en plus yow naka ngay miinalee nit ki sa bopp ba pare nga jik-jikki rek dem bàyyi ko mais c'est normal liggéeyam la kay léegi mu ñëwaat t'inquiète pas je pense yow nag comment tu te sens ça va Umaaya man xam naa la man je te connais de te bi ma la gisee xool sa kanam gi laa xam ne ça ne va pas du tout lan la léegi loo bëgg ah ma nekk fii di tëb di dal di reetaan alors que dama nar a marié wu dans quelques jours sama papa du fa taxaw mooy loolu daal yàlla dëgg la mais est-ce que def nga li ma la waxoon dem nga fa comme ni ma la ko waxee woon dem naa fa mooy waxtaan mayu ma sax ma yeggale bëggul dara bëggul di nee na ma naa ko bàyyi tout tranquillement Salif sax dem na fa ba nii daal mënul fexe ba wàcc dara ba tey fi mu campé wu foofu la campé en tout cas man li may wax yow laa koy wax bul def benn affaire buy wane ni sa kanam gi ça ne va pas bu ko sax feeñal gis nga sa jouru mariage moo war a nekk mariage sa jour bi gën a neex ci sa àdduna yaa ngi dégg donc nag bul triste bul tëj sa kanam gi ba ku la gis di la yërëm wala di xam ne lan moo di yëg lan moo xew s'il te plaît te tamit ah ça veut pas dire que sa yaay nangul wala sa papa que sëy bi du neex surtout yéen ñaar ni ngeen bëggantee léegi nag nan la ñuy def dañuy dem concentré wu def mariage bi def lépp sa kër nijaay bu ñu paree demaat waxtaan ak ñoom ndax lii am bu boobaa day am ba pare peut-être ñoom dinañ wàcc nga am seen bénédiction sëy bi day gën a neex mais s'il te plaît bul triste dégg nga ñaw bi fu mu toll ñaw bi pare na mais lu simple rek la waaw baax na simple loolu moom mën naa la ko jéggal bongo maa ni ban heure la ñuy ñëw bu fekkee dañ lay def yow lavage de cerveau dina leer bongo man amul sama nijaay neen deful dara gis nga sa nijaay amul problème mosuma jot ak moom sa jouru mariage nag lañ nar a songoo ñu naan jàpp leen kii na wàcc kee kii na yëg xam nga lu ma lay xamal damay bongo maan dañuy ñëw te xoolam maa ngi koy waat nag ci li may bëgg a waat bongo maan wala sëy bi du am foofu laa yam dëgg la damaa war a tañse zonze def sama 15 solo dugg si wane sama classe ñu naan madame laamu ñu ne leen may battre di wengalu di battre derrière ndeysaan ñu may way kuy dugg saa di yaay dugg cum nga bëgg ma yàqal loolu damay bongalu neexal sa xew toj fa ñibbi si waat dëgg la reebe foofu man laa ñibbi foo jëm munoo bàyyi su may wax sama yi nga may romb di ma tuutal foofu di reebe dégg yow munoo wax bu bongo maan du am munoo si dara loolu mooy dagg sa xol bi dinaa bongo bunga ma la dinañ bongo bongo du am waa xaar ma fan nga jëm bongo maan dafay am par force xaar ma ñàkk nga kersa torop gis nga nag sa reetaan bi laa namoon dégg ko kon demi je me marie nii gis nga alhamdulilah liñ doon waaj pendant des jours des mois sax laay wax egsi na tey alhamdulilah mais sinon yow tu vas bien je vais bien ne parlons pas de moi dis-moi ba xam lépp pare na rek loolu laa bëgg a dégg waaw tout est ok de lépp pare na yére bi tout d'ailleurs même on a prévu dem Turquie pour 3 mois après mariage def lune de miel reposer wu machallah jëndaale quelques marchandises et Salif daf ma jëndal boutique yow yëg naa ko waaw yëgoon nga ko may waxi la yëg naa ko bu yàgg tu sais il m'en avait parlé depuis très longtemps bu mu nekkee ci projet bi ne ma def la bëgg a defal surprise et tout ma ne ko d'accord mu ne ma naa garder secret bi ma ne ko man moom xam nga loolu rek laa mën finalement affaire yi antu na kon alhamdulilah bi ma ko waxee nag kontaan naa ci torop sa kii bi nu mu tudd sa cousine la xaw ma waaw
aussi yëg naa ko mais rassure-toi bu ci sax xalaat di yàq sa journée dinaa ko régler Nabou moom doyu ma sax gëlaxndiku naa ko régler en un claquement de doigts. du way histoire. déedéet yëg nga ko ci génne. Nabou garaawul. baax na en tout cas li ma lay wax mooy bul stressé bul xalaat dara jëlal lépp en main jël sa vie en main concentré wu ci sa bonheur. bref dama am benn affaire bu ma lay wan. affaire lan la. léegi nag tu vas me donner ton avis tout ça. Nadia man yooyu nekkuma ci de. léegi xool ko te bële rek tournel na la rek bul geesu waa li gën a gaaw ferme les yeux c'est plus rapide gaawal na gëm nga. d'accord. xaaral de ba nekkoo di xool noppi nga de baax na voilà surprise. c'est beau. ay yow. c'est très joli. sérieux bëri na. xoolal sa tenue blanc beeg affaire yooyu fàttal lépp dangaa mës a bëgg mariage traditionnel depuis xale maa ko ci lii yëpp teg fi. sérieux yow tamit ku la bàyyi. t'as vu c'est joli. neex na la. man de xaw ma sax lan laa war a wax. xamoo loo war a wax dangay noppi. oui ma li ma bëgg rek mooy nga am bànneex nekk ci jàmm. lépp li nga xamante nii mosoo ko am wala mënoo ko woon am man je ferai le maximum pour jox la ko te lii ci la bokk dama bëgg nga sol sa tenue traditionnelle tu vas être comme une reine tu vas être très belle. en tout cas c'est vraiment joli. merci beaucoup vraiment merci gis naa ni nga may taxawoo comme si maag yow ñoo bokk ndey ak baay en tout cas lii yëpp jaru ko woon. nekkal ne bu fi jooy de dangaa gaaw a jooy. Oumaya gis nga su ma la taxawoo nii c'est parce que yaa ma ko ji yaa ngi dégg danga nekk nit koo xam ne mënuma la sepp ci sama àdduna benn nga ñaari Oumaya du am benn moo fee am problème yi ma mës a am yépp yow rek laa daan gis danga fàtte récemment sama problème ak góor gi amul loo ci dajul loo ci déggul ak loo ci deful mais mosoo bàyyi à chaque fois yaa ngi sama wet su ma jooyee nga jooy su ma réewee nga ree donc li ma la defal nii yëpp dama la delloo sa bor loolu kase la te nag defaguma dara yow rek laa am li ma lay ñaan rek mooy ak li ma bëgg nga promettre ma bul mës a toog benn journée te xaw ma ci loo nekk wala déggante wuñu même bu dee bonjour ça va c'est bon ça me suffira yaa ngi dégg yow rek laa am maa ngi lay ñaanal sa sëy bi lépp loo ci bëgg yàlla na nga ko ci am boo naree gis loo ragal yàlla na jiitu ci man yàlla na daje ak man ma téye ko ba du yegg si ci yow te nag wax ji moo fi nekk rek mais yow laa nopp de xam na ban moo ma ci gën a neex waaw tu es très belle. ku la bàyyi nga nekk fii di jot. waaye sa jooy. lan laay def ba duma jooy tu sais li ma yëg sama xol bi maag yàlla rek a ko xam lii rek laa doon ñaan yàlla nga dund ba gis ki nga bëgg nga sëy ak moom muy Salif alhamdulilah man fekk naa lépp Oumaya depuis le début li nga daj ni nga sonnee woon li nga doon denc te kenn xam ko nga muñ rek yaag Salif nag ñëpp a bañoon ngeen jàpp rek ne doo leen bàyyi ba ngeen am victoire donc je suis très contente et fière de vous dama lay ñaanal rek que li nga bëgg sa sëy bi yàlla na la ko yàlla may ci lu baax yàlla na nga dund ba jur ci ay wàlliw te mën na nekk parce que jigéen bu baax nga te xam naa ni sëykat nga mën nga muñ yàlla na la yàlla taxaw
lu baax lañ ci bëgg yàlla na la ko yàlla defal nga dem ba jur ci ay wàllewu te man xam naa ne mën na nekk parce que sëykat nga je te connais mën ngaa muñ jooyu ma sœur bu ma bokkal s'il te plaît heure boo ma soxlaa woo ma heure boo nekkee ci coono naa ko yëg s'il te plaît à n'importe quelle heure n'importe quel moment heure boo ma soxlaa comme d'habitude s'il te plaît Oumaya tu as toujours été là man dama naan sax dama am chance ci bi ma la amee yal na ma la yàlla fayal en tout cas tu es trop belle. Merci. yow tamit nga sant. am naa surprise pour yow nag. bàyyi sa yooyu. Si je te disais que dama lay proposer nièce wala neveu lan ngay choisir. nièce laa jël. Je suis enceinte. non. Tu vas être tata. tata bu leer na kay. Tata bu jongo wa. yow kontaan naa ne. maa la gën a kontaan. félicitations. Merci beaucoup. Wow. Tu es sublime. merci beaucoup yow tam da ngaa sañ si. xam sa choc laa dem mu yàq ma nii. T'as vu. ça se voit que ne góor gi mu ngi lay toppatoo. Ouais. maa ngi lay bàyyi. maa ngi dem si sa ñoom yaay. d'accord. merci. Sadia. Wow. Wa Oumaya. Sadia yaa nekk de. Je suis là. Namoon naa la. bilay maa la raw. toogal. assieds-toi. Ay waay. Tu m'avais trop manqué. bilay maa la raw. nii Sadia ngi sama Sadia. Je suis là. yaa ngi si jàmm bu maa baax ngi ci jàmm dama kontaan ba xamul lu may wax. Ay waay. Namoon naa la. bilay maa la raw. Ba li ngay def. Bul triste yow tamit. S'il te plaît. damaa xam ne rek fii man maa fi waroon jiitu nekk sa wet di waxtaan ak yow di la épaule. maa ngi jéggalu de. Ne t'excuse pas. Man je te comprends parfaitement. Te xoolal li metti woon yëpp jàll na. maa ngi nii tu vois non je suis forte comme toi. yàlla baax na. sigil diggaale. sigil sa wàll ma chérie. ñaar na ko borom bi jéggal yërëm ko te xaare ko àjjana. Amiin. dañ koy ñaanal rek. mais Sadia tu mérites pas ça. étant si jeune nekk veuve teg si lii dafa diis ci yow de. je sais mais maa ngi koy sante yàlla bu baax mënuma ci dara yàlla moom lim dogal dañ koy nangu. tu sais il m'arrive parfois damay craquer damay tëdd sama nekk damay jooy ba sonn mais dafay jàll après musuma woon xalaat ni lu mettee ni dinaa ko mën a surpasser man kese. mais yow ne t'inquiète pas c'est comme si que tu as été là chaque jour danga may woo di ma nemmeeku di xool ci lan laa nekk wéetuma benn yoon. te avec toi j'ai appris une chose ku dul may sa bopp loo am dangay jël. góor gi nañ ko ñaanal rek yàlla yërëm ko. loolu de moo ëpp solo moom. ku génn àddina moom dañ koy ñaanal borom bi jéggal ko yàlla baax na comme si tu le dis. mais dama mën naa la. maa ngi jéggalu. tu peux pas comprendre arrête de t'excuser. Sadia. lan nga fi def. xanaa au moins mën nga maa may bu toog. ñaata yoon laa lay wax que defoo fi dara waru fi ñëw. Sadia je mérite pas ça de.
maa la ko ñaan même bu fekkee 3 minutes sax. 3 minutes 1 minute a ci yam génnal sama nekk defoo fi dara je te l'ai dit. Comment tu te sens? Je me sens comme quelqu'un de trahi. Lan laa war a sant lan laa war a yëg. Sadia, baal ma s'il te plaît. Je suis vraiment désolée. Gis nga Oumaya, tes excuses, man j'en ai rien à faire. Et s'il te plaît, je te dis, tu peux les garder pour toi. Man sama yoon nekku ci. Amatul valeur samay bët. Tu m'as menti. Yaa ngi dégg? Tu m'as trahi. Li nga xamante ne nii mënoon naa ne ñëpp ma ko mënoon nëbb ba mu des yow. Yow yaa waroon ñëw wax ma ko. Yow yaa ma fen. Te yow yaa bokk ci combine boobu noonu. Oumaya, est-ce que man je mérite ça? Venant de toi laay wax, est-ce que je mérite ça? Et depuis très longtemps, imagine sama jour mariage ba fii nii ça doit faire 8 mois. 8 mois nga ànd ak man ma nekk di làmbaatu di wër ñu may këll-këllee fii kenn du ma wax dëgg lu nekk ma dégg ko lu nekk ñu wax ma ko. ànd nañ fi jooy ànd nañ fi def lu nekk nga ne tekk garde secret boo xamante nii mën naa ne moo gën a rëy ci sama àddina. On parle de ma mère ki ma jur. xaw ma kan la nga xam kan la yow nga téye dëgg boobu noonu en fait man maa ngi doon xaar loolu ñëpp def ma ko ba mu des yow. S'il te plaît Sadia. Écoute-moi xoolal man je veux dire que ñëpp ñi ma yaakaar ñi ma amoon ci ñoom yaakaar muy yow sama yaay tati copine te xam naa ni li ma gën a metti man xam naa ni góor gi Matar yëgoon na loolu mu bàyyi ma ci biir au final lan ngeen ma bëggal da ngeen ma bëgg a rey. lan moo tax man je ne mérite pas de savoir ngeen honnête ak man comme ni ma mës a honnêté ak yéen man j'ai toujours été honnête ak vous tous yéen ñëpp ah. yéen ñëpp amul kenn koo xamante nii rek dara day xaw ma nëbb ko wala man j'ai toujours été honnête man dëgg laa la mës a wax. Oumaya regarde-moi xool ma pendant 15 ans man ak yow ñu koy ànd je ne t'ai jamais menti. musuma la nëbb lu toll nii bën puso lu toll nii musuma la ko fenn. lu fanaan ci man day yendu ci yow lu yendu ci yow fanaan ci man donc pourquoi maintenant ci lu toll nii lu rëy li yow est-ce que mesurer nga information bi ma nëbb ni mu toll. Sadia kañ nga may comprendre li ma def nii du woon pour nëbb la ko de juste que ne damaa jàpp ne du man maa la ko waroon a wax rek et en plus bëgguma woon dugg si loo xam ne sama yoon nekku si. xoolal man loolu laa bañ a dégg. yow ku la fekk nga toog fii naan damay dugg ci sa vie loo xamante ne sama yoon nekku ci lan la lay wax Oumaya du la ne yow da nga ñàkk fayda est-ce que yow xoolal fi ñu jaar man ak yow rappelle-toi sa divorce parents yi Oumaya rappelle-toi ban rôle laa ci joué xoolal naka laa la taxawoo nga xam ne kon man je mérite pas ça te bu boobaa aussi di nga xamante ne man ak yow amuñu limite. amul lu ñu traversé wul ba ñu yegg si fii donc du man ak yow ñoo sekk ay fii laay yem lii laa xam lii laa war a wax tu dois tout me dire comme je l'ai toujours fait avec toi donc waroo ma fayee lii. dama bëgg rek s'il te plaît Oumaya nga nangul ma loolu nangul ma ni danga ma tooñ nangul ma loolu s'il te plaît. Sadia lépp jeex na ngir yàlla nangul naa la man maa juum baal ma àq. je ne sais pas ba xam dinaa la mën a baal ou pas je ne sais pas. Mais actuellement, je n'ai ni l'envie, ni le courage, encore moins la force de te pardonner. S'il te plaît, pas ça, s'il te plaît, pas ça. Tu peux partir. mën naa nangu lépp sama àddina waaye pour ñàkk la je ne le supporterai pas et je veux pas te perdre Sadia.